salaamaaleykum professeur Mohamed Sakho nekk imam fii ci Staten Island dans la ville de New York imam tey ñu la doon laaj ay questions yu ndaw rawatina li nga xam ne xewoon na Nouvelle-Zélande te ku wax Nouvelle-Zélande wax États-Unis puisque xam nañ ne Nouvelle-Zélande sax loolu du ma dugg ci histoire guerre Vietnam bi ci ginnaaw Amérique lañ toppoon te Amérique li fay xew li xew fii mooy xew fële léegi te gis nañu aussi temps yëpp ay manifestations yu bari am fii au niveau des États-Unis te yéen ñu leen di gis toujours au devant de la scène ngeen bokk ci minorité agissante bi xam ne minorité musulmane bi nga xam ne toogu leen mais da ngeen di jóg di yëngu léegi loolu nan ngeen ko jàngatee situation monde musulman bi au niveau des pays occidentaux. alhamdulillah sëriñ bi seen ñu ngi lay jaajëfal di la sant ak sa ñi nga àndal ci liggéey bi muy groupe leeral.net wala leeral TV di rafetlu activité yi nga xam ne yow tamit yaa ngi koy def ci biir communauté bi fii muy sa wàll gannaaw buñ la nuyu sa ñi nga xam ne ñoo seetaan muy téléspectateurs yi fu ñu mën a nekk ñu ñëw ci tontu laaj bi nga xam ne moom nga laaj muy li xew fële ca Nouvelle-Zélande muy dëkk boo xam ne mën nañu wax ni bokk na ci dëkk yi ëpp sécurité yi gën a dal ci àdduna donc yi fa xew noonu lu ñu condamné la ki mu jaaree ci moom it xëy na ñëpp mën nañ ko mere mais moom gannaaw buñ ko meree dañ koy yërëm ndax victime la victime mu ñi jiite mouvement boobu nga xam ne ñoom la ñuy tuddee fii de far right wala the white supremacist nga xam ne depuis ay siècle ni ñu ñëwee woon Afrique jël fa ay millions de personnes def leen ni jaam ñii ñu rey leen di leen liggéeyloo gannaaw ga ñu soppi loolu colonisation séddoo suñu réew yi mel ni ku yore ay pala yu ceeb te ba léegi it gannaaw indépendance soi-disant politique ba léegi peut-être amaguñu indépendance économique amaguñu bu indépendance militaire sax on peut dire culturel ndax surtout culturel te nag képp koo xam ne moo yilif sa culture moo la yilif te gis nga ñoom bi ñu ñëwee ci suñu dëkk yi maa ngi gis keroog ci archive fédérale bindante gi mu doon bindante ak suñu mag ñi en arabe waxuma la moom dafa fexe bay def sax wëy ci lugal arabiya gis naa wëy wu mu wëy di ci xuloog Cheikh El Hadj Omar al Fouti alxaaju qad xajja walakin maala an il huda li kay yanaala al maala donc loolu nga xam ne nii moom la waa ji gis te balaa moo def lii def na benn manifesto boo xam ne jege na 80 pages di ci wax li mu ragal lal civilisation soi-disant civilisation européenne qui n'existe pas parce que civilisation benn moo am mooy bu asamaan bu ñëwee ci suuf mooy ñun ñëpp li yonentu sallallahu alayhi wa sallam wax ne yéen ñëpp doomu aadama ngeen aadama ci suuf la jógee benn kilifa wax na ko nee na secret boobu mooy secret bi nga xam ne tax na West mënuñu bëgg yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam mooy yéen ñëpp benn ngeen mais boo xoolee ci biir bindam di nga gis passage am en France ak yi nga xam ne moom la fa dégg te xam nga France moom ni ñuy attaqué l'islam ak diine amul benn dëkk peut-être bu koy def fii aussi noonu ci média bi ci politique bi ci nangam bi par exemple ku mel ni Bill Maher nga xam ne dañ ko jàppee mu bokk ci libéral yi ñooñu nga xam ne peut-être ñoo gën a ubbeeku waaye bokk na ci ñi gën a di attaquer l'islam
ñëpp di ko reetaan te duñ ci bàyyi xel ñëpp di ko seetaan donc man au passage damay décourager bépp jullit boo xam ne mos na abonné ci page am wala mu koy seetaan mu bàyyi xel ci loolu ba kii ko donc yooyu suy am situation yooyu benn dañ koy mettitlu waaye ñaar dañ ci war a jëlee ay taxaw seetlu yi mooy dafa am lu ñuy tuddee siraa bayna al xaq wal baatil xeex boo xam ne diggante dëgg ak fen loolu nag ca Iblis ak Aadama la dale woon te feek dund ngi am ci kaw suuf siraa boobu du fi jóg léegi nag nit ki lan mooy position ndax dafay seetaan rek wala dafay play victim wala dafay jóg taxaw sama borom bi mu ñuy nettali ñi mu tere woon rëbb yow ma sobt dafa amoon ñetti groupe ñi doon def rëbb gi ak ñi leen doon tere ak ñoo wax ne ñun suñoo nekku ci ku dee ak sa bàmmeel nee na ba muy sauver nag ñan la sauver ñi nga xam ne ñu ngi doon tere nag lii penseur boobu wax ne when the entire world is silent even one voice is loud su àdduna yëpp noppee benn baat sax dafay kawe te nag William James mu ne the biggest discovery of my generation is that a human being can alter their life by altering their attitude kon jullit yi nag li ñu yàlla wax loolu dafa dellu ci li yàlla wax ne du soppi seen situation fekk jël leen initiative u soppi ko inna allaha la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim kon nag yonentu sallallahu alayhi wa sallam bu ñu bàyyee ndono gu mel nii te moom kott sallallahu alayhi wa sallam mu taxaw ne laa ilaha illa allah adduna yëpp ne dañuy tukki lii du fi amee Makka yëpp jóg arab yëpp jóg Rome jóg Faris jóg moom kese pendant 20 ans mu soppi ni àddunay doxee ba pare nag yàlla ne ñu moom mooy seen royukaay laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun xasana moo ñuy wane dara warul rëy ci suñu kanam gannaaw yonentu sallallahu alayhi wasallam réussir na lii moom kenn war nañu réussir lu ëpp loolu waaw réussir ko nag li xew ñun ñëpp ñu ànd dénoncé ko ñaareel ba it ñu jël ay mesures ba yu mel ni du amati jël ko lan ñu am pouvoir politique par exemple suñu njiit yi ni ñu ko defee woon ci Charlie Hebdo te Charlie Hebdo bien que dafa tooñoon alors donte ñi réagir waruñu woon réagir noonu ci violence waaye dañu gis àdduna bi yëpp jóg bii nag ñu tuuti lañ gis ñu jóg ci niveau international ñi ay Twitter lañ def wala dénonciation yoo xam ne amul boobu amul genn waaw ñuy saluer ñi nga xam ne ñooy gouvernement Nouvelle-Zélande ak ñu mel ni Turquie ak ñu mel ni ñoom ñi nga xam ne def nañ ay actes yu ñu mën a teg suñu loxo. donc aussi seetlu nañ fi aussi ne mosquée yi. durant boobu bi mu amee ba léegi policiers yi dañuy monter garde ci jumaa yu mag yi dem ba seen jumaa yi. waaw c'est ça ñun bi li nga xamee ne loolu am na ñetti fan yi ci topp programme yi ñuy def foofu muy programme weekend yi school yi ak programme after school programme yi foofu chaque jour dañuy ñëw gaare seen oto foofu ba guddi. dañuy laaj aussi ba xam soxla nañ dara jumaa yi aussi dañuy ñëw jeudi bii nii rek ñu ngi am benn programme foofu boo xam ne police bi ñoo ko jiite pour wax nan la ñuy aaree barabu jaamu yàlla yi jaamukaay yàlla yi ndax lii nii ni mu amee ci barabu jullit yi noonu la amee ci barab yi nga xam ne ñooy black church yi noonu la amee tamit ci synagogue yi nga xam ne yenn juif yi ñoo fay jaamoo yàlla xam ngeen ci dara loolu nag li tax ma ne waa ji victime la mooy billions of dollars wala hundreds of millions of dollars yi ñuy dépenser ci propagande loo xam ne ni dafay ñaawal deru ñi nga xam ne defuñu dara wa ma naqamu minhum illa an yuminu billahi al aziz al hamid di wane ne waa ji dafa wax ci manifesto mu ne bokk na ci lii menacé civilisation européenne mooy mass immigration ñiy ñëw ñaareel bi mu ne jullit yi dañoo bëri li ñuy jur dégg nga wax na ne am na benn vidéo bu xam naa ne bu mu seetaan boo xam ne mi ngi ci YouTube bi di wax ne fii ak 2050 Europe ci boppam dina mujj nekk di joxe ay chiffres yoo xam ne dara amu ci di wane ne bépp couple musulman am na au moins juróom-ñetti doom nanga ma ne
du fii de parce que fii gars yi ñu mooy góor benn jabar lañ en tout cas ki nga xam ne moom mooy xeex émigration kooku ku nekk la war a doon ba mu des ki tuddee boppam américain wala australien parce que ñoom ci seen bopp réewu jàmbur lañ ñëw dëkkee ko rey ña fa nekkoon donc en réalité adduna bi ñun ñëpp ay émigré lañu te immigration mooy dundal adduna qul siiruu fil ardi la yàlla wax kon nag jullit yi ñu ngi def luñ mën en tout cas fii ñun ak suñu organisation ak ay téeméeri organisation booloo nañu bu yàggul rek gis nga ne dem nañ Times Square fa lañ def suñu manifestation ñëpp ñoo wane seen naqar biñ fa jógee ñu dox dem ba buntu CNN ñu julli fa tàkkusaan alhamdulilah loolu lu am solo la yooyu tamit mi ngi am ci biir dëkk bi mi ngi am ci àdduna bi yëpp tamit le 6 bii nii muy samedi bii di ñëw su ma juumul am na manifestation bu mag buy am Washington nga xam ne li koy yëgati mooy suñu mbokk yi nga xam ne ñu ngi leen di sonal foofu muy suñu mbokk jullit yi nekk Chine plus de 3 millions yoo xam ne ay jullit lañ ñu ngi leen di forcer pour ñu bàyyi seen diine ñu ngi leen di rey di jël seen doom yi di ko jox ñu leen di adopté seen doom yi jigéen ñu leen di forcer ñuy sëy ak góor yoo xam ne duñu ay jullit pour génnee leen ci l'islam mais yooyu yëpp médias yi duñ ko couvrir li xew Gaza par exemple Palestine bés bu set ñu ngi bombardé ñu ngi nàngam médias yi duñ ko couvrir li xew par exemple Mali ñu koy wax fan yii nii mais gouvernement Mali def responsable Occident aussi dañoo responsable parce que Mali dëkk la bu nga xam ne dafa bëri richesse comme dëkku Afrique yëpp donc France bu ñu yàggul rek gis nga ni ñu fexee ba duggaat biir Mali fexe ba créer li ñuy tuddee ay jihadistes soi-disant terroristes dégg nga naan dañuy dagg loxo nit ñi nàngam gis nga bi ñu ñëwee ba installé waat ñooñu kenn déggatu leen alors que kon ñoom loolu la ñu def Libye avec Kadhafi loolu la ñuy def donc il est grand temps nag kon ñun jullit yi ñu gën a xam lu suñ diine xam aussi li àdduna bi ni muy doxee koo xam ne yaa ngi ak Facebook wala yaa ngi ak Twitter wala yaa ngi ak télévision wala yaa ngi nàngam nga li ngay wasaare na nekk li nga xam ne dafa concerné ñii ñuy tooñ fu ñu mënta nekk rawatina jullit yi nga xam ne ñoom lañ gën a sonal ci biir jamono. voilà foofu sax laa bëggoon ñëwaat léegi ndax li nga wax ci unité jullit yi. gis nañ ne Sénégal yi nekk fii aux États-Unis ñoom amuñu problème boobu. ndax bu murit xewlee. Tijaan yaa nga fa. Ñaseen yaa nga fa. Xaadir yaa nga fa. Laayeen yaa nga fa. bu Tijaan xewlee même chose. tey nekk aussi màggalu Sëñ Fall ñu gis ko fi. yéen ngeen préparé wu ba nekk au devant de la scène tamit. dëgg la loolu unité islam boobu. leen nan ngeen ci mën a joxe ay conseils Sénégal surtout nga xam ne moo ñu gën a concerné pour nit ñi gën a nekk benn. dëgg la Sénégal toujours dañuy wax ne benn bopp lañu dañoo ànd tarixa yi benn lañ mais man je pense que nii ñu koy dundee biir États-Unis waajuñ ko dundee Sénégal. defe naa ne kilifa yu bëri yu ma taseel ñu jógee Sénégal ñëw fii ñoom toujours dañuy seetlu lu mel noonu te dañ koy waxee mooy ñun war nañu servir leçon suñu sëriñ yi. parce que Sénégal nag quoi qu'on dise ñoom ñooy suñuy sëriñ. ñoo def liñ def ci ñun ba biñ ñëwee fii aussi fàttewuñu suñu identité fàttewuñu suñu culture waaye fàttewuñu suñu diine comme ni nga ko waxee fii buñ ne màggal am na doo xam kan mooy kan. parce que maa ngi ni jóge Staten Island bu ma jógee fii ci Kazu Rajab bi laa jëm. programme bu amee fii tamit ci zawiya bi maa ngi ni ci zawiya Cheikh El Hadji Malick bi. fii nga xam ne tey am na suñu mbokk yu fii doon defal seeni kilifa bu fi jógee ñaan communauté bi yëpp aussi jógee fi dajee fi noonu aussi bu gàmmu amee noonu lañ koy defee ci fundraising yi par exemple bu ñu dajaleel jàkk ak Serigne Touba mënuloo xam kan mooy kan ku nekk mooy indi li nga am ñun xam ne ñun ñëpp ñoo moom ci te loolu dafay dëppoog li nga xam ne ñoom lañ ñu jàng Serigne Touba dafay wax ne bul bañ mukk koo gis gémmiñam di wax laa ilaha illallah waaw kooku nag fu mu munta jógee ak nu mu munta mel nee na fexeel ba bu am benn mbañeel buy jógee ci sa xol di ñëw ci yow Cheikh Tidiane radiyallahu anhu tariqam dafa bokk ci charte yi doo bañ ku yàlla bind maanaam yéeféer bi sax doo ko bañ li ngay bañ mooy kéeféer gi mooy acte wala melo wi waaye boo développé mbañeel ci nit ki su soppee ko jëm dugg ci l'islam boo moytuwul parce que personne essence bi nga bañ. effectivement bu ko defee loolu nag
tabarakallah c'est à encourager. loolu lu xóot la sax. voilà mën nañ ci wax lu bari. voilà c'est ça. léegi aussi am na programme bu ngeen di préparer. loo xam ne tamit gën a yaatal l'islam la. Staten Island. loolu tamit ngeen ñëw ñu tëjee. waaw alhamdulilah depuis 2013 ren mooy 7e édition bi dañu initier ci suñu niveau organisation muy Islamic Cultural Foundation of America. nga xam ne képp kuy wax ashhadu an laa ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah yaa ngi ci biir. soo ca nekkul yaatal nañ la ci. fële ca Staten Island la tàmbalee waaye mu rogaat dugg ci yeneen état yi ak ci yeneen dëkk yi ci jàkk jooju nga xam ne ñun ak suñu mbokk yi fa nekk ñoo ko ànd taxawal bien que ñun waa Sénégal lañ waaye boo ñëwee foofu juma wala nga ñëw ci activités yi ñu fay def daanaka ñun ñoo fay gën a tuuti boo doo ñëw benn julli juróom lu dul ne di nga gis kii taxaw pakistanais la kii Bangladesh la jógee kii tubaab la kii naar la kii waaye fële la kii waa fële la ci julli juróom yi rawatina julli ajjuma yi donc nag muy programme boo xam ne dañ ko def benn pour dekkal sunnaay fàttaliku yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam mi nga xam ne kenn mënu koo fàtte ndax yonentu sallallahu alayhi wa sallam fa daan woor altine bu nekk biñ ko laajee lan a tax mu ne parce que ci laa judd bi nga xamee ne ñëw na moom yonentu sallallahu alayhi wa sallam Medina fekk ñuy woor Ashura ñu ne ko lu xew mu ne leen lu tax ngeen koy def ñu ne ko parce que ci la yàlla musaloon Muusa ci Firawna ak ay nitam alak ci Firawna ñuy sant yàlla ci loolu mu ne ñun ñoo leen gën a yeey ci Muusa kon bu ngeen di sant yàlla pour Muusa ñun ñoo leen ko war a gën a def kon fàttaliku yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam mooy sant yàlla ci may gim ñu may yonantu ndax yàlla moo ñu wax ci alquran laqad manna allahu ala almuminina id baatha fihim rasulan min anfusihim yónne gi ma leen yónnee yonantu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mooy xéewal gi gën a mag gi ma koo xam ne yàlla nga koy ndamoo ci kaw jullit yi te tamit yàlla ne ngëneelu yàlla ak yërmandeem na ngeen ko bégee na ngeen ko célébrer qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi dalika falyafrahu te yonentu nag mooy ngëneelu yàlla mooy yërmande yàlla gi gën a mag wa ma arsalnaaka illa rahmatan lil alamin yàlla moo ne ko we didn't send you except as universal mercy moom yërmande la ñeel li yàlla bind yépp jaam yi yépp moo xam jullit la moo xam du jullit moo xam garab la moo xam jamaat la alors yonentu boobu nag juddoom ñu ngi ko gën a miin ci fukki fan ak ñaar ci gàmm waaye ci weeru tubaab mu ngi tombeek le 20 avril ci la juddoon le 20 avril 570 wala 571 ci la yonent bi juddoon sallallahu alayhi wa sallam bés boobu nag ñu dakk ko weekend bi nga xam ne mooy tombeek moom dégg nga ñu def ko at mu jot muy prophète Muhammad annual weekend muy weekend annuel bu yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne dañ fay dajee ak ay professeurs d'université ay ilimaan ay borom xam-xam yu jógee ci barab yu bokkut ñuy waxtaanee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam at bu jot nag dinañ jël thème central boo xam ne mooy main topic bi waaye terewul dinañ am yeneen area yu borom xam-xam yi di waxtaanee ren gis nga ñi nga xam ne ñoo koy waxtaanee professeur ñi nga gis nga xam ne ku ci nekk ñu ñëpp xam lañ ci xam-xam ku mel ni professeur Bachir nga xam ne at mu jot dinañu teddalee ñëw ku mel ni imam Hassan Akbar dégg nga ak yeneen borom xam-xam am nañ sax ay female scholars ak tamit suñu autorités yi nga xam ne ñoo fi nekk ak yeneen xeet yi ñëpp incha allahu dajee fa muy dajee boo xam ne bu am solo la parce que damay wax toujours ne ñun fii li ñu manqué léeg-léeg mooy du ñu communiquer ak ñiñ fi fekk si ci làkk bi ñu war a communiquer ak ñoom loolu am na benn gàllankoor bu mu def damay wax ne ñun fii Sénégal ñi nga xam ne ñoo dëkkee Harlem su fekkoon ne suñu programme yi dañ ci dugal làkk waa réew mi konoon foog naa ne Harlem ku dul julli dootu fi desati ndax Harlem doo dugg kër gu sénégalais dëkkut wala ay sénégalais sax donc bu ñu leen di invité ci suñu programme bi bu ñëwee ñu jox leen ñu lekk ba suur ñu wax leen wolof mën naa am dinañ kontaan ci lekk bi mais ëllëg message bi du jàll te yàlla dafa wax yonentu sallallahu alayhi wa sallam ne ko wa ma arsalna min rasulin illa bi lisaani qawmihi mosuma yónni ab yonentu dul ci làmmeñu
aw nitam. comme nag ñun matuñ fi 0,0,1% nañuy boole ci suñu programme yi anglais ba nit ñi nga xam ne ñoom lañ fi fekk xam diine, xam yonentu sallallahu alayhi wa sallam, xam suñu mag ña ñu bàyyi Sénégal, xam tamit lu tax ñun ñu mel nii ñeneen ñi nga xam ne seeni maamaati maam yi ay jullit lañu woon mel na ne li ma dégg président Pape Dramé président Mika moo sax wax ne suñu mbokk African American yi ngeen gis ni ñoom ma bokk cosaan waaye lu tax soo leen séenee xàmmee leen boo gisee doomu Sénégal wala doomu beneen africain nga xàmmee ko mu ne loolu li ko def mooy ñoom bi nga xamee ni seen baay yi wala seen maam yi ñëw nañ fi amuñu woon liberté wala kattanu mën leen a transmettre culture ak diine bi nga xam ne ñoom la ñu indiwaale woon. ñun tamit nag suñu fexee bu ñu deful loolu ci suñu njaboot boo moytuwul bu ñu fi jógee ëllëg yal na yàlla tere alors loolu daf ñuy dal. kon mooy dañu am ñaari kii yu mel ni yu opposé te benn la. mooy suñu njaboot nañu fexe ba suñu culture suñu langue ñu leen koy lakk. waaye ñiñ fi fekk nañu fexe ba ñuy transmettre suñu diine ak suñu culture ci ñoom à travers leur langue bi nga xam ne moom lañ comprendre. waaw Imam ñu bàyyi la nga tàggoo joxe dernier mot. alhamdulilah ñu ngi tëjee fi ñu tàmbalee woon. di la gërëm di gërëm groupe leral.net à travers votre personne di rafetlu liggéey bi nga xam ne yéen a ngi koy def di ñaan website bi mu dem ba nekk ay télévision yoo xam ne nii fu nekk la ñuy joti te yàlla jaaree ci ngir jëriñ Sénégal jëriñ Afrique jëriñ àdduna jëriñ képp kuy wax ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah en particulier ñuy jox ñëpp rendez-vous nag le 20 avril fu nit mun a nekk ñu ngi lay invité le 20 avril à Staten Island incha allah tabaraka wa taala le 20 avril 2019 la de 2000 mu ngoog le 20 avril 2019 ñu ngi tàggu ñëpp di baalu ak ñëpp xëy na tabaarakallaahu lu ci demee ne na rek suñu gàttañ lu la yal nañu yàlla may yàlla yaa rabbi. Asalaamaaleykum wa rahmatullah.